ci mbirum ñetteelu mandat njiitu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ëmb député yi fare ci nguur gi ay maire ñing wax ci grand jury ne yoon may na président Macky Sall mu yottu ñetteelu mandat constitutionnaliste bi di Pape Mamour Sy moom gis ne conseil constitutionnel rek moom mën a attee coow loolu kuréel gii di saytu ak yelleefu doomu aadama Ligue sénégalaise des droits humains gis ne nguur gi dafa bëgg a xoqatal magistrat yi ak noppiloo leen moo waral woolu gi ñu woolu woon bërki démb njiitu mbootaay gi magistrat Sénégal yi di UMS ci kanamu kuréel gi di IGAJ aju ca ministère de la justice président Macky Sall moom ma nga ca Paoskoto bu fa jógee la war a dem ci diwaanu Kaffrine njiitu réew mi di wéyal nemmeeku gi muy nemmeeku ay tool ca Sine Saloum daañu fa dem fekke fa suñu ndaw liñ koy toppal Ibrahima Jàmme jàng du wees ndaw si di Jeynaba Yoro Demba dem finde la ci moom soxna soosu am ñeent fukki at ak ñaar bokk ci ñi at mi ren BFM bi ci premier tour bi nataalam ci biir xibaar lay doon ak Amadou Sabax Ba daañu ci teg xibaaru tàggat yaram li ci gën a fës di match bi war a am ci Angleterre tey ci ngoon diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Chelsea daañu jeexale Coro News di xibaar ñeel mbas mi di coronavirus mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu neen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Ablaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak kaddu yi ay maire ñing jiitu groupe parlementaire bi fare ci nguur gi di Benno Bokk Yaakaar moom nag nee na yoon may na président Macky Sall mu am ñetteelu mandat mi nga xam ne nag ci grand jury yi moo doonoon ganuk Babacar Fall. Quand le conseil constitutionnel en 2012. bi conseil constitutionnel waxee ci atum 2012 ne Abdoulaye Wade candidat la loolee taxul nit ñi dañoo daal di dem wote ji ñoom ñi nga xamante ne ay citoyen lañu dañoo daal di def seen tànneef daal di xam ne dañ koy daal di jëlee fii comme nag juridiquement candidat la woon ñoom nag dañoo daal di tànn wàllum wot gi ngir daal di koy teggi loolu dafa nekk benn mbir moo xamante ne xëy na mënoon lañ ko waxtaanee ci yeneen réew waaye du ci Sénégal lañ war a mën a waxee lu ni mel ndax dina ko def wala déet dafa nekk question boo xamante ne bu jafee tontu la te loolee nag mënuma cee tontu ndax li nga xam ne moom moo gën a ñor njiitu réew mi Macky Sall mooy mu daal di xam le ne fal nañu ma ci atum 2019 bi ñu dooree nag ci at mu bees mi ci la daal di am coronavirus bi nga xamante ne daanaka dafa sonal askan wi yëpp ci wàllum koom-koom ak lu ni mel yaakaar naa ne li ko gën a soxal mooy fexe naka la ñuy daal di saafara mbir mi jàll ci leneen itam waaye nag bu ñu yeggee ba ca 2023 ba nga xamante ne daanaka ñu ngi waajal 2024 su boobaa mën nañoo daal di indi laaj boobu waaye nag yaakaar naa ne jamono ji mbir mi leneen li nga xamante ne moo ci ëpp solo tollaguñu ci ngir njiitu réew mi nekkaat candidat pour ñetteeli mandat loolu mënuma cee tontu soo ma laajoon ndax juridiquement mën na nekkaat candidat su boobaa dinaa la tontu ci wàllum yoon amul lenn loo xam ne dañ ciy xel ñaar mën na nekkaat candidat parce que man liir naa texte yi te amul lenn loo xamante ne war nañu ko laajaat ndax am na ci loo xamante ne wax nañu ko ba pare fi mu toll nii daal mënuma dellu ci débat juridique bi waaye nag juridiquement question bi daal nañ ko laaj conseil constitutionnel juge yi nga xamante ne ay juge constitutionnel lañu su boobaa ñoom dinañ la mën a indil ay leeral bu baax a baax ci mbir moomu la. Par rapport en tout cas à la constitution qu'il y a au Sénégal. mu nekkoon ay maire ñi nga jiite mbootaay gëm bu député yi fare ci nguur gi Benno Bokk Yaakaar doonoon tey ganu Babacar Fall ci grand jury Papa Balla Gueye moom doon tekkil ay kàddoom ca la mu wax nag xam ne yoon may na président Macky Sall ñetteelu mandat ku xelam màcc ci wàllum sartu réew di constitutionnaliste Pape Mamour Sy nee nag lépp wàllum interprétation waaye li wërta wër mooy kàddu gu mujj gi moom mi ngi ci loxoy kuréel gi di conseil constitutionnel lañuy déglu leeral yu Pape Mamour Sy. question boobu tey ku ko mën a leeral ba mu leer nañ mooy xam naa ni suñu conseil constitutionnel bi nga xam ni constitution bi tey moo ko fi teg daal ne ko question yu mel noonu mën nga ci wax sa xalaat mais nag bu ñu waxee loolu ba pare dañuy nangu ni tam affaire mandat ak lépp lu jëm ci disposition constitutionnelle képp ku nga xam ni juriste nga ni mankat nii laa gisee mankat nii laa xalaatee maanaam loolu ñuy wax interprétation. yow ci sax xam-xam ndax ci wàllum yoon président Macky Sall mën na yootu ñetteelu mandat am déet. waaw loolu pour ñu wax ci comme ni ma la waxoon léegi rek question d'interprétation rek te maa ngi fàttaliku ni bis temps yi ñu doon def référendum mu 2016 bi alerté woon nañ opinion publique nationale ak opinion publique internationale daal leen wax ni affaire bi nu mu demee ni ëllëg mun naa ubbi buntu yoo xam ni nit mun na cee dugg ci porox ndoll boobu daal ne président bi mun na am ñetteelu mandat parce que bu ñu xoolee constitution bi dafa ni tey kenn mënatu fi am ñaari mandat yoo xam ni dafa tegalante c'est-à-dire 2 mandats consécutifs mais tey est-ce que nit mun naa taxaw ne diw munoo wax
laajte ban type de mandat la est-ce que mandat de 5 ans la am mandat de 7 ans la tant que nag ñu ngi mën a posé wu question boobu rek tey mun naa wax ni donc débat bi maanaam kenn mënatu ko daw et que donc man mun naa ni wax ni ci charte fondamentale bi mandat de 5 ans lay constitution bi di wax keneen ni déet mandat de 7 ans lay wax. nekkoon leeral yu Pape Mame aussi di constitutionnaliste des ba léegi ci wàllum politique ak APR ca diwaanu Touba foofu nag doxul ñi ko gis di cadre de réflexion et d'action dañ ci déglu kenn ci ñoom Bassirou Diagne ci micro Marema Diop. li tax ñu sos kuréel gi te jàpp naa ne xar kanam yi ngeen ci gis du ñu gan ci parti bi ñu toogee waxtaan suñu biir parti bi li fi am neexul kenn. président Macky Sall lépp lu baax mu indil Touba réalisation yi mu fiy def yi gën a baax la ñu indil Touba te politique li ñu jàppoon mooy ku fi mën a nekk. soo fi nekkalee askan wi di def li askan wi di bëgg li nga soxla mooy vote dinañ la ko jox te c'est tout à fait le contraire à Touba dañu gis ne malgré effort yi président di def toujours am na luy yàq ba duñu am résultat boobu loolu moo tax ñun nag ay ndaw lañ waaye ay mag lañ ndax depuis ñu sos parti bi ba léegi ñu ngi ci biir kon gëm naa ne loolu di metti aussi jot nañ ñu jël suñu ay responsabilité taxaw ci taxawaay boo xamante ne si dañu organiser wu xool fi yàqu-yàqu bi nekk ñu dem fekk bi ñu demee ba gis na tamit président joxe ndigal nañ dund ak feebar bi muy màggal gi ñu organisé di 18 safar ñun li ñu joxe toll na ci presque 27000 masques 27000 masques ak ay alcogel lim bu bëree bëri joxe nañ ci eau de javel tamit mu nekkoon Bassirou Diagne kon bokk ci kuréel gi di cadre de réflexion d'action di bokk ci APR ca Touba wax lu soxal wàllum yoon njiitu UMS di mbootaay gi magistrat Sénégal yi Souleymane Teliko barki démb nag ñu daal di koy déglu ca kanamu IGAJ di inspection générale de l'administration de la justice loolu nee neen gannaaw ay kàddu yu mu yëkkati woon jëm ci mbirum Khalifa Sall kuréel gi di Ligue sénégalaise des droits humains daal di koy ñaawlu kuréel goog di seetu ak yelleefu doomu aadama ne lii yëpp du dara lu may nguur gi dafa bëgg a noppiloo magistrat yi njiitu LSDH Maître Assane Dioma Ndiaye. bu fekkee affaire Ngor Diop téye na nit nga ne ko bàyyi ko mu ne la kii dama nekk ci loo xam ne mënuma ko bàyyi sama liggéey laay def nga jëlee ko fam nekk violer principe yooyu yëpp ba magistrat yi ne dañuy def jël ay avocat moom ci boppam ak union des magistrats daal di ko jàppale ne ko dañuy jël avocat pour attaquer décision boobu cour suprême nga profité nag ci benn wax boo xam ne président de l'union des magistrats moo ko wax te loolu bi mu koy wax daf ko wax ci non pas en qualité de magistrat mais de président de l'union des magistrats kooku nag war na mun a wax ci ay questions yoo xam ne day interpeller opinion bi ak magistrat yi mu wax ci mbir moo xam ne ñëpp a ko waxoon mu waxaat ko cour de justice de la CEDEAO wax na ne droit Khalifa Sall dañ ko violé condamné na état du Sénégal mu fay ay dommages intérêts état du Sénégal ne nangu na fay dommages intérêts yi kon moom kay nangu na ne violé na ay droit Khalifa Sall cour d'appel mi ci doon àtte am na partie procédure bu mu annulé wax ne dañoo violé droit Khalifa Sall organisation de droits de l'homme yi nee nañ immunité Khalifa Sall dañ ko violé loolu nit ñi wax nañ ko waxaat nañ ko procès bi jeex na prononcé wu na ci procès boo xam ne atte nañ ko ba mu jeex li ñuy wax affaire boo xam ne passé na force de chose jugée kooku nag boo ko ci woowaatee ne da nga koy déglu ñun mënuñu koo gisee neneen lu dul xoxatal boo xam ne ñu ngi koy teg nag surtout ci magistrat de siège yi ñuy tuddee ay récalcitrants ñu ne leen nag léegi nag li nguur gi bëgg ngeen di def ku ko ci deful nag yet dina dal ci sa kaw loolu nag ñu jàpp ne bu fekkee ne bàyyi nañ mu wéy defe naa suñu justice bi xëy na jotoon na nërmelu sax wala nërmeluwul mais amoon na ñaari tànk yu nekk ci suuf tey buñ ko bàyyee defe naa justice bi yëpp dina nërmoodut mu nekkoon Maître Assane Dioma Ndiaye jiite kuréel gi di saytu ak yelleefu doomu aadama di Ligue sénégalaise des droits humains 1h tegal juróom-ñaari minutes. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di tekki nemmeeku bi nga xam te ne njiitu réew mi ngi koy amal dem ba léegi ci ay tool foofule ca Sine ak ca Saloum dañ fay dem foofa ca Medina Lamine kon fa la war a nekk jamono ji fekk fa sunu ndaw lañ toggal ca kaw Ibrahima Diame Ibrahima ñu ngi lay nuyu. jërëjëf El Hadj Diop Dieng. sànq ci midi président yegg si wul woon ndax fi mu toll nii yegg si na. justement bi ngay woote nii si lay yegg si nii yaa ngi dégg motar yi président yi door a yegg si nii fi nga xam ne kon moom moo di Medina Mamadou Lamine Ibrahima Touré benn dëkk la ci arrondissement Paoskoto département Nioro war a donc visiter ay toolu gerte yu nga xamante ne tool yu yanj la yoo xamante ne rafet na ci gis-gis lool président de la République nag di def deuxième journée pour nem fii ci diwaanu Saloum dans le bassin arachidier kon war a visiter ay tool yu nekk ci commune bu Dabali ci Firgi visiter kon ay tool yoo xamante ne benn organisation paysanne Coprosem benn mbootaay la boo xamante ne day yëngu rek ci wàllu mbéyum jiwum gerte ak mboq
donc ñu koy xaarandi ci mobilisation bu takku nag comme ni ñu ko doon waxee démb rek ñu bëri ñëw nañ teertu si président de la république muy yegg si nii fii kon dëkk bii di Mamadou Lamine Ibrahima Touré donc président de la république mu ngi nii ak cortège am mu ngi nii di yegg si yaa ngi dégg ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi seen i pancarte ak seen i t-shirt comme mobilisation politique boo ko seetloo nga xam ne tamit. ak jamonoy corona gi moom nañuy respecté distanciation physique. voilà distanciation physique boobu sax ñoo ngi ko doon wax sànq. respecté ko jafe na lool ndax nit ñaa ngi nii seetlante fi nga xamante ne moom moo di booru tali bi. di donc yëkkati donc seen wéy politique yi yooyu la seen responsable politique ak seen i pancarte seen i banderole. ñëpp nag ñoo ngi nii donc di xaar président de la république. auto président bi moom la tiim ni donc Macky Sall donc nit ñi di koy yëkkati loxo muy yëkkati fii nga xamante ne moom moo di kër Ibrahima Mamadou Lamine Touré ci département Koto war a visiter kon benn mbootaay boo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu mbéyum ceeb mbéyum gerte ak lu mel ni dugub El Hadj Ndiogou Diène donc kon ba ci kanam Ibrahima nga toppal ñu loolu ñu koy sant bu baax di koy gërëm Ibrahima Diamé kon président bi nga doog a yegg si foofule ca Médina Ibrahima Lamine Touré nekk ci arrondissement bu Paoskoto ngir nemmeeku ay tool rawatina béréb boo xam te yëngu ci wàllum mbayum ceeb ak tamit dugub ci nemmeeku boobu njiitu réew mi jagleel mbay mi di nemmeeku ay tool yu nekk ci biir réew mi CNCR di mbootaayu baykat si ni nga koy rafetlu waaye nag am na rëq-rëq yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci dañ ciy déglu ki yor kàddu CNCR Sidi Ba ci micro Koumba Sandiane Faye. nguur gi jàppale nañ ci matériel agricole ay tracteur jàppale nañ ci petit matériel yi jàppale nañ itam ci li baaxal nawet bi bokk na ci engrais yu am solo yoo xam ne jot nañ ko def ci àll bi ek bu ñëw itam wax dëgg yàlla li ñu gënoon taamu ak li ñu CNCR gënoon di bugg moo di ñuy nemmeeku béykat yu ndaw yi ren tool yi ñu dem yëpp fédération yoo xam ne ñu ngi bokk ci CNCR ci la ñu dem ciblé xool di ni ñuy liggéeyee loolu mooy yëfi parce que béykat yu ndaw yi nekk ci àll bi ñooy kanu koom-koomu réew mi ci wàllu mbéy et que comme que relevé nañ le défi de la production ñu ngi ñaan nguur gi nañu dimbale relever le défi de la commercialisation et de la transformation ci li ñu béy ngir sénégalais yi mën a dundal sénégalais yi ñu dundee ñun béykatu Sénégal lu ñu am ngir réew mi jëm kanam réew mi koom-koomu réew mi suqaleku mbéy mi suqaleku fexe nag tey politique de maîtrise de l'eau ñu bàyyi ci xel ndox maa ngi yàq taax ya waaye bëgg nañu ndox mii di wàcc ci réew mi nañ ko téye ngir mun koo jëfandikoo ci yeneen fànn ak ci yeneen am ay jamono yu ñu ko soxla nekkoon Sidi Ba yor kàddu CNCR di mbootaay gëm ay baykat démb ca Toubacouta gamu demoon ci wàllum nemmeeku bi muy amal ci tool yi président Macky Sall daal di xam ne ne at mu nekk daanaka Sénégal dina génn lu toll ci 60 jàpp 80 milliards juróom-benn fukk jàpp juróom-ñett fukki milliards yoo xam te ne dañ koy jéggaani meew ca bitim réew di koy dugal ci biir réew mi tax nag mu ne ñëpp nañ ci dugal seen loxo su ko defee Sénégal am nu doy ci wàllum meew ba dootu ñuy jéggaani loolu nag ñuy yëngu ci wàllum càmm gi joxe seen xalaat rafetlu ko Papa Balla Gueye. mën nañoo def ba nga xam ne dootuñu jéggaani meew ci biir Sénégal loolee nag mu doon gis-gisu kii di njiital directoire national des femmes en élevage bu Sénégal moom Dieynaba Sidibé muy xam ne ne faw rek ñu am jéego yu mat sëkk yoo xam ne dañu koy teg balaa ñuy mën a yegg fa nga xam ne moom la ñuy mbëbët. ci biir bu gàtt mën naa ne ndaxte fi mu nekk nii neema bi ñëpp d'accord nañ ne foog ñu béy ñax loolu góor ñi dañ daan ne béy ñax amul mais d'accord nañ ne ñu ngi béy ñax tey fi mu nekk nii bu ñu amee équipement am financement rek dinañ nekk autosuffisance en lait. mu bokk ak gis-gis kii di Dieynaba Sidibé moom Ismaïla Sow mi jiite maison des éleveurs du Sénégal gannaaw ba mu rafetloo taxawaayu njiitu réew mi ci wàllum meew mi lay moom Ismaïla Sow mu jàpp ne faw rek kilifa itam daal di amal ay planification yoo xam ne yu mucc ayib lay doon waaye tamit boole ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum élevage ak yu ni mel. ko fokk ñu def benn planification bu dëgër ñu seet meew mi ak yàpp bi ban moo ci gën a nekk priorité nga xam ne dana nekk ci kanam beneen bi topp ak mooy ndax suñu réew dafa bari ay événement. beneen mbir nag boo xam ne war nañu ko bàyyi xel bu baax a baax mooy sécurité alimentaire bi lee ci gis-gisu Ismaïla Sow. mënuñu ko régler mukk ci àddina lu dul aussi dañoo régler problème lekk jur gi mais aussi fekk bay yokk capacité éleveurs yi lekk jur googu nag dafay nekk ci wàllu ñax mi mais aussi ci wàllu aliment concentré loolu nag fokk ñu
teg ci éleveurs yi devant ñu waxtaan ak ñoom ñu organiser secteur bi. filière meew bi nekk ab secteur goo xamante ne am na lu bari loo xam ne mën nañ ko ci xaar ci wàllum koom-koom ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu nag jamono ji li ñu bëgg mooy kilifay réew mi daal ci gën a dugal seen loxo bu baax a baax di xaarandi itam ñi nekk ci secteur privé bi ñoom itam ñu gën a ñëw jàppale secteur bi nga xam ne ci jafe-jafe lay dund jamono yile. RFM rajo askan wi. dellu si wax ci ñi nga xamante ne ci feer la leen jàppe woon di ay ndaw yoo xamante ne dañoo bëggoon mbëkk ji jëli gaal ngir dem ca réew mi Espagne ñu jàppe leen ca ji feer gendarmerie teg leen loxo ñu bëri ci ñoom nag daan leen di bàyyi waaye ñi nga xamante ne ñoo njiik ci mbir moom ñoom ñu ngi ñu téye ba léegi suñu ndaw lañ toggal ca Fatick Aminata Goudiaby daje ak ndaw yoo xamante ne bokkoon nañ ca ji jàppoon bëgg a dem rëcc nañu bu baax a baax li nga xamante ne xew na ñu déglu seen reportage Aminata Goudiaby. ñaar ñi ñu njëkk a waxal nag dañoo nëbb seen tur waaye ne ñu ngi rëccu bu baax a baax dem gi ñu bëggoon a dem Espagne jaarale ko ci géej gi. trop billaay dugg ci gaal yi toog doo lekk doo def dara taxaw rek mooy loolu dafa métti lii moom jërëjëf tànt ko waa lii moom. man moom il faut que ma lancer message métti na fi métti yàlla man jàpp naa ne daal ndaw ñu mel ni man ku doon def kalante ku ne na nga bàyyi toog géej gi wóorul te ñu xaaj bi ay ajol na xamuñu ndox ñu naan tëmb wàcc man maçon laa doon liggéey. ci gis-gis dafa mel ni ku sonn tey itam am lu ko métti Ousmane Ndiaye nag nëbbatuwul moom nee na li waraloon mu bëgg a dem mooy Sénégal amul liggéey. bu ñu jàppaloon jeunes yi duñ génn Sénégal jeunes yi ñaa xam loon liggéey moom moo tax ñuy dem di dugg si ndox mi di tayle seen i baqen loolu président moo ko war a éviter dimbali suñuy waajur moom moo tax da tey ji bu ñu deewoon si géej gi suñu waajur dina xam bu baax ñu dimbali leen moo tax ñu dem waaye toog seetaan seen ñoo ngi nii fi mu doon nii fi ñu duggoon tey ji bu doon ak yéen wax Fimela tey ji dañuy dee da lijjanti wuñ nu fenn 300 000 400 000 comme la ngay fay fi mu doon ma gisoon gaal suba damay dem. kii itam lu ni mel la wax moom nag nee na dawalkatu moto Jakarta la ñu gën koo xamee ci ama ci noto guy jama gi mu wax ne fa la dëkk. damay dawal moto damay bëri ay mbapat tamit si làmb mais amaguñ dara ñun dañuy wër di mbapat rek du am dara léeg-léeg nga gën dem si àll bëri fa bay bëgg a dee fanaan fa mais doo am dara mais xam nga affaire moo metti mën naa ne man maay sama taw yaay ay rakk yu jigéen laa yor nekk si moto yi nag di ko jaayante ji force yéene génn pour jaayante ko pour yor samay rakk ak sama yaay loolu moo ma ñoroon moo waral lii mais bu ñu jàppale woon ndaw ñi ñu liggéey fii ibbi leen loo xam war nañ see mën a liggéey naa xëy na duñ génn góorgóorlu moo waral ñu ñëw fii di jël lii lépp si xeetu góoru yàlla la. ñoom ñi ñu waxal nag dañoo bokk ci juróom-benn fukk ak juróom-benn migrants clandestins yi nga xam ni dañ leen a libéré gannaaw ba ñu defee ñaari fan ci brigade de gendarmerie bu Fimela ñi nga xam ne nag ñoom ñoo organisé woon voyage boobee nga xam ni teguñu ko ci yoon am na ci juróom-ñaar yoo xam ni ku muyul suba daañu leen defeere am na ci ñaar ñoo xam ne nag ba léegi ñu ngi leen di wër Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby mu fekk jamono jooju lépp ñeent fukki kilo yamba la gendarmerie bu Sédhiou daal di jàpp ñu ngi ko jàppe nag ci dëkk bi di Barandax nekk ci commune Oudakar tey ji ci suba gi ci fajar gi la woon ñi nga xam te ne ñooy yamba boobu dañ daw waaye seen moto gendarmerie teg na ko loxo di wéyal enquête bi xibaar bu ñu nangoo ci sunu ndaw lañ toggal ci Sédhiou di Max Clide Kamfani wax ci wàllum fitna ak sàkku di viol yoo xam te ne gis nañ ne dafa yokk ca diwaanu Ziguinchor nee nañ nag diggante avril ak weeru juin nga xamante ni restez chez vous la woon toll ci fukki cas ak ñeent demeeku nañ ko foofule naka noonu tam ay fitna ci ñuy sëy ñuy yor nag boutique des droits de l'homme ca diwaanu Ziguinchor ñoo ko xam ne ñuy wax nag kilifa yi ñu daal di ci jóg dañ ciy déglu. li nga xamante ne moo ëpp c'est entre conjoint maanaam si ñaar ñi nga xamante ne dañuy sëy foofu la violence yi ëppee ba tax na ñun def nañ ci ay intervention yu bëree bëri mën a xool nan la ñuy def pour mën a accompagner type de violence la jàppale leen taxaw leen waaye tamit lépp li nga xamante ne procédure judiciaire la ñu mën leen cee accompagner ba ñu mën cee am ndam tànk nee naa leen ci bu dee violence physique la économique ak psychologique ci jigéen ñi nekk si néegu sëy la gën a ci la ëppee waaye tamit gis nañ ne que xale yi tamit ñu mucciwuñu ci ndax ñi nga xamante ne dañ leen di sàkku ñi nga xamante ne tey sol nañ seen dàll ñu yegg si ba si ñun si boutique bi mot nañ fukk ak benn ci période bi nga xamante ne ay victimes ñi nga xamante ne de viol lañu dégg na dayo lool dégg na dayo parce que bu njëkk ba xam ngeen ne viol criminalisé wuñu ko te léegi crime la ba tax na ñu ngi jéem a xool nan la ñuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si wàllum yoon ñu xool nan parce que du ñëppay ñëw si ñun am na ñi nga xamante ne dañuy dem directement fi nga xamante ne moom mooy justice ba xool nan ñii nga xamante ne ñëw nañ si ñun ñu taxaw leen waaye ñii nga xamante ne sol nañ seen dal dem directement tribunal ñu mën leen accompagner pour ñooñu ñëpp ñu mën a bénéficier si fonds yi nga xamante ne ñu partenaire teg na ko en place parce que am na somme bu mu ñu jox ñu jagleel ko pour mën a jëlal avocat mën a jël huissier lépp lu jëm ci wàllum yoon ñu mën leen toppatoo ak li bu dee tamit nit ki soxla na certificat médical ñu mën ko utal ci ni mu gën a gaawee
nekkoon Ndeyasou Goudiaby jiite boutique des droits de l'homme ba nekk foofu la ca Ziguinchor lu soxal sax mbas mi di coronavirus tey nag am nañu ñaar fukki cas ak juróom-benn ci test yi ñu def fukk ak ñaari kon fukki di ay cas contact ñeenti yi ay cas yoo xam te ne importé la ak fukk ak ñaar di ay cas communautaire kenn nag ñàkkul bakkanam ci bésu tey bu nu sukkandikoo ci leeral yi ci waa ministre de la santé indi nag tey ji wax ci mbal mbënd yi jam ñaajo nag mu laal ko bu baax a baax tax nag ba premier adjoint maire ba di sàkku ñu dimbali leen ngir ñu mën a xeex mbënd yooyu des ba léegi ci mbënd yooyu ca diwaanu Mbour ak projet ñaareelu pàcc bi ñu ngi koy tàmbalee doxal nee na nag waa Mbour li leen ci gën a soxal mooy nag daa ñu ne jox matériel sapeur pompier yi ngeen ñu mën a ngàcc ndoxu taw yi ki ko xam nag directeur général bu ADM Abdourahmane Diallo. liggéeyu jëm ci ñaareelu phase bi nga xam ni dafa jëm ci nan la ñuy fexee ba rawale ndox yi saa yu tawee léegi mu tàmbale projet boobu nag am na ay département yu bees yi nga xam ne dinañ ci bokk Cheikh Issa Sall mooy njiitu agence développement municipal. phase bu njëkk bi Dakar la gënoon a laal tuuti Diamniadio ak tuuti Saint-Louis waaye bii nag président Macky Sall bu gën a mu yaatu ba yóbbu na ko Saint-Louis pour Saint-Louis ay études lañ fa doon def léegi dañ def ay travaux bëggoon na mu dem si Thiès tamit ko sa Thiès gis nañu la fa xew décidé na également pour mu ñëw Mbour muy projet bu intégré projet bu yaatu bu weesoo ndox mi muy génn si quartier yi dafay changer xarkanamu dëkk bu baax a baax parce que dina fa def ay tali yu bëri dina fi def ay éclairage bu baax dina fi def ay espace public ay terrain football yu ndaw terrain handball yu ndaw. moom mi nga xam ne tamit moo jiite mouvement bi ñu duppee am ndem joxe na ay matériel ngir xeex ci lu jëm ci wàllu mbënd mi loolu rek ngir mën a taxawu sapeur pompier yi ci seeni liggéey ngàcc ndox yi. ñëw si préfet bi nga xam ne moom moo coiffé lépp ñu indil ko ay moto pompe yu am doole yoo xam ne bu si nekk téeméeri junniy litre lay dindi par waxtu wu nekk ñu indil leen si ñaar indil leen tamit tuyau yi nga xam ne moom mooy yóbbu ndox mi muy ñaar téeméeri mètre tuyau boole si nag junniy litre carburant. di ab initiative bi nga xam ni préfet bu département bu Mbour rafetlu na ko li ne mel sax a tax muy ñaax ñenn ñi nga xam ne tamit am nañu doole ñu daal di dugal seeni loxo ci xeex mbënn mi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo askanu Mboro di dund ba léegi jafe-jafe ci wàllu am ndox mu doy naka noonu tam am courant tax sax démb ñu amal ab toggaanu ñaxtu ngir sàkku kër gi yor ndox mi foofa ca diwaan ga ak waa teg daal leen di abal Cheikh Anta Diop. dëkk bii di Mboro soriwul lool Daaru Xuddoos ak Tiwaawan ñoom de dañoo am ay jafe-jafe ay at a ngi nii daanaka amam ndox de lu leen jafe la. yéen waa population Mboro kenn mënut a dund te amoo ndox kenn mënut a jaamu yàlla te amoo ndox. waaw Ibrahima Ba moom moo yor seen kàddu. li ñu bëgg Mboro mooy Aquatech na dem parce que négocier nañu ak moom ñu dig ñu ne dinañ def ay amélioration ba léegi loolu amul xoolal baadoolo bi nga xam ne daan toog dajale ba am ñetti junni wala juróom-benn junni dem mu jaral ko ba dem xëccee ko ndox yóbbu ko biir këram ngir dundal li nga xam ne mooy njabootam Aquatech ba mu dikkee ne dina wàññi lépp da koo yokk ba ci ñaar fukki junni ak juróom-ñeent téeméer. askanu Mboro nee nañ li ñuy dund lu metti la jigéen ñi sax nee nañ daanaka ay kilomètres la ñuy dox ngir mën a utam ndox Adja Joojo Juk moom moo yor seen kàddu. dañuy xëy fajar bëgg a sangu doo am looy sangoo nga bëgg a fóot doo am looy fóote nga bëgg a togg doo am looy toggee Aquatech ba mu duggee Mboro ba sunu jonn yàlla tey ay problème rek la ñuy jànkoonteel yokk nañu facture yi mënuñoo jot ci ndox mi booy def demande lu nekk ngay daj tey suba ëllëg ngoon boole koog di nga fay 109 000 xam nga loolu nag dafa metti ñaari at ñuy dund lu nu mel fii ci Mboro waa Mboro nag nee nañ duñu noppi dellu ginnaaw ne nag bu ñu ci indul saafara lii la ñu fas yéene def. nan jàpp ne altine ay kaye la ñu yor ak biir waa Mboro ñu xamal leen ne kuy ñëw di fay si facture na ñëw fay si noonu arrière nu ci say bu soobee yàlla dañ leen wane la ñu te am na nu ma yor forage bi. nee nañ ñi ngi waajal ab dox ñaxtu bu mag a mag dem nañu ci sous préfet bu Meewaan ak préfet bu Tiwaawan am na ay kuréel yu bëri yoo xamante ne prié nañ leen ci ngir ñu jàppale leen ba ñëpp dégg leen ndax Mboro mën a amam ndox. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dañuy daaneel ak lu soxal wàllu njàng mi ak soxna si di Dieynaba Yoro Samba Dem bokk na nag ci ñu ëpp at ci examen BFM bi ren ji moom nag jàll na premier tour ñeent fukki at ak ñaar la am ma nga dëkk nag ca Anam ca Fouta li koy yitteel nag mooy wéyal njàng mi ndaxte njàng du wees Amadou Sabax Ba. maa ngi tudd Dieynaba Dem maa ngi dëkk ci région de Matam ci benn dëkk bi ñuy naan Agnam Thioday falaa juddoo falaa jàngee falaa màggee maa ngi am 42 ans. mu nekk
jigéen bu deful dara maanaam femme au foyer dafa mës a bëgg li nga xam ne mooy am diplôme. amoon naa bëgg-bëgg réussir pour a mën a doon dara mbaa pour a mën a am dara mën a dimbali samay doom ak samay njabar. Dieynaba Yoro Samba Deme moom bàyyi na école ci atum 1994 li ko waraloon nag mooy village am amul collège ak lycée teg ci tamit ci jamono jooju njàngum jigéen ci seen zone boobu jafe woon na lool. xam nga boobu tey it njàngum jigéen mel noonu ni mu mel tey boobu instant nag sama yaay nangul woon sax ma dem parce que xam nga jigéen bàyyi ko ci rek muy dem nii feneen na te xamoo ñooñu dëkkaloo ak ñoom mbirum bëgg yaay ci doom rek. ginnaaw ñaar fukki at ak juróom benn soxna si delluwaat ci li nga xam ne mooy njàng ma mu nekkoon lu metti bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom. boole foyer bi boole yar xale yi ak kër gi ak petit commerce bi ma doon def xam nga ak jàng bi vraiment metti woon na waaye dama doon dem jëli cours yi ci xale yi ku ci wàcc rek ma jël kayam di jàng ak amoon ay yeneen enseignants yi nga xamante dañu may jàppale dañu may defal ay cours. tey jii am na BFEMam Mama Dieynaba bëgg rek li nga xam ne mooy xëy ngir jàppale ki nga xam ne mooy borom këram ki nga xam ne sax da koo yàgg a dooleel. damaa bëgg am liggéey ñu insérer ma ci fonction publique bi ma mën ci am dara ma doon référence ci jigéen yi parce que ñoom tamit am na ay jigéen yu bëri ñu fi nekk am bac mbaa ñu am seen BFEM ñoo ngi fii toog gérer foyer yi defuñu dara bu mu amee tey benn emploi bi may jàpp daal ñoom tamit dañuy am courage ñoom tamit ñuy def seen comme ni ma def ni ñu jéem a am da jéem wut dara pour am dara sama jëkkër jàppale na ma ci parce que xam ne loolu ci samay bëgg-bëgg loolu bokk 20 ans de mariage ba xam ne rek jàng dafa nekk daal ci samay bëgg-bëgg bi may jëlee décision def examen sax moom moomu luwal ay Jakarta. Dieynaba di xam ne dina wut li nga xam ne mooy baccalauréat dàqul sax wéyal njàngam ca université. RFM Sport. di koy ñaanal moom Dieynaba boobu yàlla dimbali ko ba fa mu bëgg yegg ci njàng mi yàlla yeggale ko tamit jox ko place bu baax kon xibaar tàggat yaram yi yegg si ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. wàllum football Angleterre li ci fës di derby bi nar a dox tey diggante Chelsea ak Liverpool. waaw tey jii ci ngoon ci bu 15h30 jotee dañuy daal di amal googule jongante diggante ñi nga xamante ni ñoo di waa Chelsea ak Liverpool solos googule jongante nag moo di jamono gi bokk nañu si ñaari équipe nga xamante ni daal ñu ngi leen di lim gannaaw recrutement yu baax yi nga xamante ni def nañ ko rawatina Chelsea bu Lampard Liverpool bu Sadio Mané tamit daaw fàttali moom moo jëloon li nga xamante ni daal moom moo di championnat bi ba tey ci Chelsea ñeel xibaaru kii di Edouard Mendy di doomu Sénégal ci ay xibaar yi nga xamante ni bawoon na ci benn quotidien ba nekk foofu la ci Angleterre ña ngay xam ne ni diggante Chelsea ak Rennes déggoo daal dina am ngir ñu daal di recruter doomu Sénégal googu di ab góol ci équipe nationale bu Sénégal ne nag indemnité de transfert bi mu ngi toll ci fukki milliards ak juróom ba pare dañ ko fas yéene proposé ab contrat juróomi at foofule ca Chelsea ba tey ci lu jëm ci wàllu jongante jàppaleen nag ni ki sànq mi ngi doon daw jongante diggante ñi nga xamante ni ñoo di waa Tottenham ak Southampton Tottenham nag moom moo ci dal di am ndam juróomi bal ci ñaar kii di Hutchinson jot naa dugal ñeenti but ci gi la jongante juróomeelu but Tottenham ko dugal nag moom moo di Harry Kane ba tey ci wàllu jongante jàppaleen jamono gi diggante Newcastle ak Brighton ñi ngay jongante Leicester moom 18h tey ji diggante mag ñi waa Burnley lay dal di doon ci lu jëm ci wàllu résultat ñàkkul nii danañ ci dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaayu xibaar comme xibaar yi fu mu toll nii def mel ni waxtu ba ñu tënk alaaj ca France moom Nice mooy daje ak Paris Saint-Germain mi waaw match boobu jeex na ba pare jàppaleen nag Paris Saint-Germain moom moo ci mujj àndam ci diggante mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa OGC Nice ñetti bal ci dara la leen Paris Saint-Germain daal di daan ki nga xamante nag moo di Kylian Mbappé ci gi la jongante jot na ci dugal Angel Di Maria ak Marquinhos Idrissa Gana Gueye moom laata match bi di jeex la daal di génn ndax gaañu bi nga xamante ne moom la amee 22e minute de jeu waaye ba tey ki nga xamante ne nag moo di seen entraîneur di Thomas Tuchel ma ngay xam ne nii ma nga compte bu baax a baax ci ki nga xamante ne daal moo di Idrissa Gana Gueye donte jamono gi bëri na yenn ci ay médias français yi nga xamante ne daal ñu ngi koy xarab ay performance am moom Thomas Tuchel daal di yëkkati yooyu les kàddu laata ñuy amal jongante tey ji seen diggante ak ñi di waa Nice ci mujjantal nag ci fàttali ñi nga xamante ne di waa PSG ñoom ñoo ci daal di am ndam ni ki sànq ñetti bal ci dara dañ ciy daal di déglu Thomas Tuchel. Notre joueur c'est son deuxième. waaw Idrissa Gana Gueye moom ba tey jii suñu joueur la te joueur bi nga xamante ne vraiment gis nañ ñi jëm ci équipe bi top joueur la ba pare gis ngeen suñu match suñu diggante ak Marseille am na lu mu wone ci ñaari match yu weesu itam am li nga xamante ne daal wane na ko man jàpp naa ne ba tey daal joueur la bi nga xamante ni am na njëriñ loolu pour équipe bi di Paris Saint-Germain nag la ca des lépp moom daanaka ay wax la rek quoi. Ça c'est bien parce que ça donne confiance et il est
jàppale ne ba tey ci di jëm ci wàllu jongante jamono gi nag ñu ngi koy wéyal diggante Brest ak Lorient Metz diggam ak Reims ñu ngi koy joué jamono gi doomu Sénégal gi di Ismaïla Niane moom moo jot a dugal ba match amee 18 minutes ñu ngay wéy ba tey gi lay jongante Strasbourg ak Dijon ba tey moom itam ñu ngi koy amal waaye tey ji ci ngoon 19h Olympique bu Marseille dana tasek ak ñi nga xam te ni ñoom noo di waa Lille ñu daal di waxtaan ci Allemagne am na ñaari match yu ñu fay xaar tey. waaw tey ji 13h30 diggante Leipzig ak Mayence ba ca des 16h diggante Wolfsburg ak Bayer Leverkusen ci wàllu jongante jàppale ni démb ñi nga xam ne ñoo di waa Borussia Dortmund am nañoo ndam lu yaa ñett ci dara seen diggante ak Borussia Mönchengladbach ñetti bal ci dara Haaland di doomu Norvège jot na wone boppam dugal ñaari but ñoom nag daal nañu fekk ci première place bi Bayern de Munich mi nga xamante ne ajuma gi weesu woon ci ndorteel gi les championnat amoon nañu ndam lu yaa ñetti bal ci dara seen diggante ak ñii di waa Schalke 04 ci Italie ñoom itam ñu ngay wéyal seen jongante tey jii ci ngoon 18h45 Juventus de Turin dana tase ak ñii di waa Sampdoria bu Gênes jamono gi nag ñuy wax ak yéen jongante gi ngay wéy diggante ñi nga xamante ni daal ñoo di Napoli bu Kalidou Koulibaly ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Napoli bu Kalidou Koulibaly kon boog jamono gi ñoom ñi ngay sóobu ci gile jongante seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Napoli kon diggante mag Parme la fi mu toll nii nag jeex na sax ba pare ndax Napoli bu Kalidou Koulibaly moom moo gagné 2-0 Mertens ak Insigne ñoom ñoo jot a dugal Kalidou Koulibaly jot naa football ba match bi daal di jeex. ngay jeexal Cheikh ak wàllu basket. waaw wàllu basketball ndorteelu saison bi ñaari fan ci weeru janvier lañ ko bëgg a amal ngir bu ko daa defee daal ñu daal di subaat ci jongante gi gannaaw ba ñu toogee ab diir gu yàgg bi nga xamante ni lépp la ñu daal di arrêté ndax coronavirus bi AS Ville de Dakar ñoom itam ñu ngay tàmbale na si pexe ngir daal di reprendre li nga xamante moo di seen entraînement ngir mën a sóobu ci saison bi loolu moo di kaddu seen président di Yatma Diaw ñu daal di ko déglu ci micro Soda Thiam. altine bii di ñëw bu soobee yàlla la ñuy commencé suñu préparation hivernale ci dinañu jëlal weer ak genn wàll donc nga xam ne dañuy waajal équipe bu góor ñu équipe bu jigéen bi ñëpp donc ñu ngi ci wàccaay yooyu ñu ngi def ay recrutement aussi donc je pense que fii ak ñuy démarrer bu soobee yàlla suñu recrue yu bees si dinañ ñëw pour renforcer club bi mais comme li ma wax rek ñun dañuy fu mu nekk nii dañuy ñuy mettre devant le fait accompli donc bu ko defee dañuy obligé wu adapté wu par rapport à ça dañuy obligé wu adapté wu jéem a xool nan la ñu mën a defee pour quand même équipe bi mun a dund ba boobu. kon boog Alaaji fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si ci ponk mujj ci xibaar yi di xibaar ñeel mbas mi di coronavirus Coronews ak Amadou Sabax Bax. mbas mi ngi woy di wàññeeku fii ci Sénégal ci junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yu ñu def ñaar fukk ak juróom-benn rek ñoo ci positif ci dimanche ji nag kenn ñàkkul bakkanam ci li nga xam ne mooy mbas mi di coronavirus bu ñu sukkandikoo ci directeur de la prévention moom mi nga xam ne sax xamle na lu tolloog téeméer ak juróom-ñaari doomi aadama wér nañu ci mbas mi di coronavirus ci Tunisie nag li nga xam ne mooy jàngoro bi ma nga fay woy rek di leen sonal bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bu Tunisie moom mi nga xam ne sax moo doon joxe boobile bilan ci bés bi xam ne tamit fukk ak juróom-ñaari doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi ci 24 heures yi Allemagne nag dafa bëgg a taxaw yenn entreprise yi nga xam ne seenu koom dafa wàññeeku te lenn waralu ko loolu mbas mi di coronavirus liñ ci jublu nag bañ rek yooyu les entreprise nërmeelu ci wàllum koom li nga xam ne mooy jàngoro bi ma ngay woy rek di bëri doole fële ca France ci 24 heures yi ñu génn France enregistré na lu tollook fukk ak ñetti junni nouveau cas yoo xam dañoo am jàngoro bi ci ñoom ñooñee ñaar fukk ak juróom benn ñàkk nañ ci seen bakkan ca nord Italie nag li nga xam ne mooy jàngoro ba ma nga fay woy rek di leen sonal daanaka ci samedi ji lu tollook 1638 nouvelle contamination la ñu fa nemmeeku ca jamono jooju Royaume-Uni moom ma ngay teg ay dogal rek ngir moytu li nga xam ne mooy jàngoro bi di gën a law foofu ba tax na rek moo amal lii ñu naan obligation d'autoconfinement te loolee ñu fas yéene ko door ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerum septembre bii ñu jëm ca Chili feet yi ñu naan de la partie dañ ko mujjee perturbé te lenn waralu ko lu dul mbas mi ak dogal yi nga xam ne waa réew ma jël nañ ko rawatina ci commune yi nga xam ne dañ leen a déconfiné fi mu toll nii mëne suñu woon amal yooyu les fêtes yi rassemblement yi tamit dañ ko mujjee limité rek ca jamono jooju Venezuela moom ma ngay woy rek di recenser li nga xam ne mooy contamination yees yi ci dimanche ji lu tolloog juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom am nañ jàngoro bi di coronavirus ci ñoom ñooñee juróom-ñeent
ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan. Mexique tamit jàngoro bi mi ngi wëy di ko sonal ba tax na ci dimanche ji ministère de la santé bu Mexique xam la ne lu tolloog 200 fukki doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi di coronavirus. Fële ci États-Unis moom ñi nga xam ne ñoo amul assurance ñoo gën a lot ci jamono ji te lenn waralu ko dul mbas mi bu ñu sukkandikoo ci rajo France Internationale lu ëpp 7 millions doomi aadama yu nekk ci États-Unis amuñu li ñu naan assurance maladie teg ci tamit lu ëpp millions doomi aadama ñàkk nañ seen liggéey fële ca Texas te lenn waralu ko lu dul mbas mi di coronavirus. Bu ñu sukkandikoo ci bilan bu mujj ci li nga xam ne moo soxal mbas mi di coronavirus ci àdduna bi wërngal këpp lu tolloog 1 million am nañ jàngoro bi di coronavirus te ci ñoom ñooñee lu tolloog 966 000 ñàkk nañ seen bakkan ci biir mbas. ñu koy jaajëfal bu baax moom Amadou Sabax Ba ci coronews mbokk yi foofu la ñu yem mu nekkoon xibaar yi El Hadji Ndiogou Diène àndoon ak Abdoulaye Diop ci machine bi léegi-léegi perte de vue ak Assou Mbène Thioub ñu leen dëkkalaat waxtaan mu seqoon ak ndam si yàlla Ibou Diouf di artiste bu mag bu ñu ràññee woon ci Sénégal waxtaan mu seqoon nag moom ñaareelu pàcc bi ci perte de vue buñ ci noppee yëkkale ak tàggee ak soxna mi Soumaré bu ñaari waxtu jotee 14h